mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di rafetloo ci seen ànd ak ñun RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci yéen ñëpp alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi seen émission yoon wi ak RFM tey ñu am mbégte ànd ak suñu naatango Cheikh Yérim Seck journaliste sëñ Cheikh maa ngi lay nuyu rafetlu bu baax teewaay gi. Assane maa ngi lay fay am mbégte lool ci ñëw ci sa émission bi nga xam ne yàlla dafa def ma koy déglu at yu bari te yàlla tudd tey nag mu njëkk fee ñëw. jërëjëf donc am naa ci mbégte lool. jërëjëf Seck du ma la laaj noo def ak tabaski gi ndax comme nekkuloo ci urgence yaa ngi dox sa soxla macha allah reconduction premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne d'abord yow looy wax bettu la. waxoon naa ci TFM ni leen bu fekkoon ni président dafa jublu ci reconduire Mahammed Boun Abdallah Dionne bi mu démissionné la koy reconduire. waaye dafa jël démission la ko demal toog xaar ma. loolu message la pour mu adresser Moustapha Niasse. waaw. bi fa Abdallah Dionne jógee dafa recevoir Moustapha Niasse. waaw parce que plan Macky Sall ak lii di xew nii du benn. Macky Sall li mu bëggoon bu amoon Abdallah Dionne mooy nekk président de l'Assemblée nationale. Macky Sall Omar Youm la bëggoon nommer premier ministre. Omar Youm moom la bëggoon nommer premier ministre. Moustapha Niasse dem fan. retraite non yokk place APR ci biir gouvernement bi. Moustapha Niasse dem retraite. loolu moo doon plan. te boo xoolee boo analyser ci politique dëgg. le fait que premier ministre. démissionné nga ni ko demal. pendant 24 heures amul gouvernement. te premier ministre boobu jiite liste bennoo bi gagné nga xam ni place naturelle am. fi nga xam ni ñëpp foofu lañ koy xaar mooy présidence assemblée nationale loolu message la. ba pare mu jógee fa mu recevoir Moustapha Niasse loolu message la. dafa am nag yeneen yu xew yoo xam ne xam naa ne ci biir waxtaan bi danañ ko ci gën a yaatal. pour nag auditeurs yi aussi xam li xew ci suuf. ce qu'on appelle les dessous des cartes. mais justement ñuy déglu nañ ne mais Cheikh Yérim fan la wéer xibaar yi muy joxe ndax duy ndaw quand même. man journaliste laa nag. c'est-à-dire su ma demee ba nar a wax ci ay mbir. dama koy gëstu. man du ma wax lu ma xamul. ce qui est sûr mooy Macky Sall li mu naroon bu sotti woon. tey Abdallah Dionne mi ngi assemblée nationale Omar Youm nekk premier ministre. kon gouvernement bi xam nañ ko depuis démb. le fait que d'ailleurs Dionne nekkul premier Dionne ñëwaat dafa am leneen lu mu changé d'ailleurs. parce que boo gisee affaire bi yàgg. buñ ko gisee buñ ko jotee tey dina ma jaaxal lool. waaw gëm naa dina demaat ba suba xam nga lu tax. parce que Dionne bu ñëwaatee dafay changer plan yu bari. ndax dafa nekkoon jiite gouvernement bi am ñu fi nekkaloon xëy na ñu fi nekkaloon am na ñu mënoon a nekkal am ñu mënul nekkal. donc ñëwaatam dafay changer lu bari. loolu moo tax yëf yi gën a yeex. yooyu yëpp dafa am mais bu fekkoon ni plan Macky Sall dafa déroulé wu. li mu bëggoon am gouvernement bi xam nañ ko yàgg. dafay tekki ni mënees na njort ci li suñu kanam. relation yu su ma sañ dox heurté yu xajam déjà diggante Macky Sall ak Moustapha Niasse. non du ma ne xajam. mais am na lu xew épisode boo xam ne bëgg naa koo wax. parce que information bu ma recoupé la. Macky Sall bi mu recevoir Moustapha Niasse wax ak moom Moustapha Niasse daf ni ko baal ma dem waxi ak sama base. bi mu demee ñëw ne ko sama base nanguwul. yaa ngi dégg. Macky Sall nag xëccoowul ak moom. loolu am na léegi nag est-ce que dinañ xajamal seen relation loolu beneen affaire la. li tax aussi Macky Sall xëccoowul aussi man mën naa ko comprendre xam nga lu tax. parce que même bu fekkoon ne sax Moustapha Niasse du ko indil dara. symbole maanaam symbole bennoo. maanaam li nit ñi gis nii ñi mu àndaloon bi mu commencé ba léegi dem ak ñoom juróom-ñaari at. war a présenté waat ci bannière bennoo symbole boobu dafa am solo. xam nga wax. loolu moo tax Macky Sall en tant que politique. xam naa sama gis-gisu bopp. moo tax mu analyser ni. bu mu xëccoog Niasse. bu doon tàggoog Moustapha Niasse fan la koy wéer ndax nag bu dee wàllu loyauté. ak ànd beeg vraiment sincérité bi Moustapha Niasse AFP mënees na ni. gàcce ngalaama ñoom non loolu du tàggoo. loolu du tàggoo moo raw tàggoo sax da doon rey parti bi. bu ko defoon déedéet non au contraire. déedéet mën na bañ a doon tàggoo Moustapha Niasse rek nekkul ci parti bi. xam nga tey par exemple boo xoolee. mais les postes c'est important quand même. waa xaaral ma wax rek. xam nga tey boo xoolee présidence su parti Moustapha Niasse ni mu tuddati AFP ci biir gouvernement bi. demewul noonu.
Moustapha Niasse am na loo xam ne bu ko nangu woon tey place am ci biir gouvernement bi dañ koy gën a yokk day gën a baax xëy na moom bu xooloon gone yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam ñooñu dana leen gën a mën a placer loolu mënoon na ko négocier c'est pas parce que Niasse nekkul assemblée nationale rek que APR bokkutul. maintenant xam nga par exemple tey ci njiitu parti gi ak taxawaayam di moroomu Macky Sall ci waxin alter egoom bu ko nangulee topp geeg nangul gi booba ak léegi ak loyauté dafa fekk mu am fu mu ko teg ba fii. waaw d'accord mais loolu yëpp am na waaye d'accord xam nga affaire yi aussi tey. ministère de souveraineté bu mag AFP am ko ci biir gouvernement bi. mais loolu lu am solo la. donc loolu moo doon proposition Macky Sall non damay wax rek xam nga man nag analyste politique la. dama ni xam nga Niasse tey mënoon naa dem. ba pare di tubaab di wax vendre sa peau chère. maanaam négocier loo xam ni même bu demee partem du gaañu. xam nga loolu dafa am mën a nekk yooyu parce que politique aussi rokk mi rokkaan la xam nga li ñu leen di wax yëpp ci kaw du loolu dëgg gi. dëgg gi mooy politique. ay négociation la ay wax la ay rapport de force la ay xëccoo la ay jox ma jox la. loolu mooy politique. la politique c'est un rapport de force et de stratégie. c'est tout keneen ko wax leneen da lay wax n'importe quoi. li xew ci biir palais bi te duñ ko wax moo ëpp li ñuy wax. très bien voilà. kon léegi bu pexe yi sotti woon malgré li ñuy wax ci loyauté Mahammed Boun Abdallah Dionne nag nangul gi jëm ci président. duñ ko gisaat primature. waaw mais attends président de l'Assemblée nationale lan moo gën a stratégie. ko wóolul parce que attention. dafa am beneen affaire bu nekk ci président de l'Assemblée nationale. président de l'Assemblée nationale mooy dauphin constitutionnel. c'est-à-dire problème bu mën a am. kooku moo lay remplacer wóolu foofu lay am. ki lay remplacer nga xam ne moo lay wuutu sa ginnaaw xamoo luy mën a xew. mais wóolu foofu la mën a yem. ku la jël nekk président yóbbu la président de l'Assemblée nationale kooku wóolu foofu la mën a yem. très bien ah oui. léegi defaraat gi ak liste yi nga xamante ni ñoo war a constituer gouvernement bi di ñëw. yow ban njort nga ci am ban xeetu gouvernement ngay xaar. waaw déjà li tax mu yeex aussi il faut ñu wax ci un peu Assane. c'est important. oui parce que Dionne bi mu ñëwaatee. dafa am cas yu bari yoo xam ne day posé wu. yu mel na par exemple cas wu Amadou Ba. n'ayons pas peur des mots. waaw cas la boo xam ne en ce moment bi may waxee yow nii ça se pose. cas wu Abdoulaye Daouda Diallo. ci naka d'abord la posé wu. non ci cas wu est-ce que day toog finance wala day dem feneen. xam nga loolu du cas bu yomb. yaa ngi dégg cas wu Abdoulaye Daouda Diallo est-ce que day toog ministère de l'Intérieur est-ce que day dem feneen. am nañu ko waxal ministère d'État. voilà cas wu dafa ndànk rek. cas wu ministre yi nga xam ni peut-être jegewuñu woon Dionne. tu comprends nga xam ni vraiment duñu ay nitam dafa bari ci gouvernement bi. ñoo xam ni feneen lañ far wala peut-être keneen lañ gën a jege ku dul Dionne. mais ñun c'est des cas qui se posent. xam nga bu fekkee Dionne nekkul woon premier ministre. kon gouvernement bi génn na yàgg na. donc moom léegi moom ndeke il a son mot à dire ma foogoon ni président yi joxe bi listam rek. mais amul kenn kuy jiite gouvernement. kenn ci àdduna bi. koo xam ne da ngay ñëw rek ñu la liiral liste bi. amul. mais ñi ngay jiite au moins. fii Sénégal ni muy demee laa wax. déedéet. dëkk yëpp la nag muy Sénégal ak muy feneen. Sénégal la gis nañ fii non dafa ndànk rek. gis nañ fii Abdoulaye Wade toog ci benn gouvernement pendant combien de jours. parce que blocage dafa amoon ci entre moom ak Idrissa Seck. ah non poste yi attends parce que booy jiite nit. war a jiite yow mi war a jiite courtoisie sax maanaam respect bi ñu la amee rek dafa tax ñu naan la loo xam ci kii loo xam ci kii. voilà surtout que attends gouvernement bu méttee def la. xam nga lu tax dafa am ñetti facteurs yu ci am bu njëkk bi mooy gouvernement la boo xam dañ koy def mu jëm ci élection donc gouvernement xeex la. xeex boo koy def armes yi gën a ëpp doole ngay jéem a jël teg ko sa place boobu mooy premier aspect bi. deuxième aspect bi mooy gouvernement boo xam dañu jóge ci ay législatives yoo xam ne gis nga résultats yi mu joxe te résultats yi mu joxe bu fekkee ni moo ñëw présidentiel. président day dem deuxième tour. te xam nga Afrique ku fi dem deuxième tour ñàkk élection yi. beneen bi ci topp mooy président 2019 am na lu mu bëgg a teg ci loxo askan wi. loolu dafa laaj nit ñoo xam ne ni projet yi nga xam ne moom la bëgg a teg ci loxo askan wi mën nañ ko yeggale. donc équilibre la yoo xam ne dafa jafe. yaa ngi wax yeggale mais mënees na ko ni kon ndeke yow fas wi nga waroon boo tey kay jarut a wàcc ndax moom nee na réalisation ngi fi PSE PUDC tout ce que vous voulez donc mënees na ko ni ci gàttal pourquoi soppiwu fas. ah non soppi fas parce que nag conjoncture politique bu nekk ak li mu laaj. ba pare nag politique des fois nga beesal kanam yi. dafay beesal yaakaaru nit ñi. loolu dafa am solo parce que gis nga loo gën a beesal des fois gën a ubbi aussi parce que ku nekk day ñëw ak ay nitam
loolu aussi yëpp ci calcul dafa bokk ci lu ñuy teg ci table ji. mais ni soxna si nar a wusi ne kay moo nar a miti ba. ku moywul doom ja dellu ci waxin. non doom ji moom yàlla bu mu dellu. bu delloo mu non ci dama suivre. logique gu sa analyse. bi ñu commencé léegi. waaw ni matu gi méttee. ku moywul doo ci am fas wi raw. waaw xam nga dama waxoon ci TFM keroog ni yëf yi du gaaw a sotti. yàlla def na ba léegi bon xam naa li ma waxoon mi ngi am. donc li ma am na fu ma ko teg te du gaaw a sotti. bu sottee tey dina ma bett lool wala bu sottee tey dina guddee lool. waaw même buy sotti suba sax yaakaar naa ni dina guddee. parce que du lu yomb. waaw du lu yomb. dans tout ça lan moo ci sunu njariñ ñun ñu nar a jiiteel ak. waaw li ci suñu njariñ moom dafa am man lu ma préoccupé. man gouvernement bi yëpp benn poste rek moo ma ci intéressé man en tant que sénégalais. man damaa jàpp ni dañu war a nommer benn ministre du pétrole et du gaz. mën naa jàpp te kooku pour man Sénégal dafa war a ab président dafa war a settantal réew mi yëpp xool jigéen wala góor gi fi ëpp gën a xarañ. ba pare gën fee jub mu jox ko xam nga lu tax. parce que problème yi ñu am yëpp fii ci réew mi bu fekkee ni nommé nañ ministre bu baax ci poste boobu fii ak at yu néew. problème yooyu mën na jeex ci réew mi. parce que 2021 bii di ñëw. ci la Sénégal commencé di génne ci suufam lu tolloog téeméeri junni ba àgg ci fanweeri junni na 100 000 mooy. téeméeri junni 150 000 mooy. téeméer ak juróom fukki junni. barigoy pétrole. bis bu ne. à partir de 2021. à partir de 2022. Sénégal ci lay commencé jaay gaz boo xam ni at mu ne. dina ko indil 30 milliards de dollars. kon xam nga ministère boobu tey. dara gënu ko stratégique. bu ñu nommee sénégalais bu xarañ. sénégalais boo xam ne nii sénégalais bu jub la ñu nommé ko ministre du pétrole et du gaz mu gérer loolu. bu yàlla defee ba ñu àgg 2021 2022. problème yu bari yu réew mi am dinañu féete ginnaaw man loolu mooy sama préoccupation. maintenant loolu rek lay xaar ma. ministre bu am njub ak xereñ gi baax na ci waaye lépp it mu ngi dépendre ci ki koy fal. ndax moom daanaka dafay yëbb ci ñi muy tànn président. ñëpp kenn waru ko jiitu ci loolu ngay wax njub geeg. waaw ak xereñ geeg ak bon usage geeg yëpp kenn waru ko caa jiitu. waaw loolu dëgg la. loolu dëgg la nag ndax aussi. liñ naan ko njëkk a yeewu ci kër. bala ngay nekk nga xaar borom kër. liñ fi taxawaloon Cospetrogaz bi yow. man li ma gëm mooy. il faut un bon ministre du pétrole et du gaz. boo xam ni day jël dossier gérer ko teg ko ci yoon. tu comprends. ba nga xam ne erreur yu bari nit ñi def ci pétrole ak gaz ci yeneen réew yi ñun ñu bañ ko def. ba pare koo xam ne dafay veiller ni lépp li nga xam ne nii évidemment kooku président rek moo ko mën a renforcer. lépp li nga xam ni jóge na ci pétrole bal ci gaz bi dañ leen ko dugal ci bëgg-bëggu askanu Sénégal. loolu c'est fondamental gis nga loolu bu ñu ko réussir tournant boobu bu ñu ko réussir Sénégal. problème yu bari ñuy wax ñii naan ñi ngi xaar am liggéey ñii ni ñi ngi xaar ñu wàññi njëg yi. ñii ni ñi ngi xaar. koom-koom ci réew mi entrepreneur dina voilà yooyu yëpp bu amee. incha allah problème yëpp mën na cee jaar réglé wu. maintenant li xeeñ neexagul dañoo aborder virage bi ci anam boo xam ni oto bi dafa xaw a jagadi ci coow li xuloo bi tibbantey tànk gi tuumalante gi. n'est-ce pas sérénité gi war ak it baax ñi xam wax amu ci. waaw mais pétrole moo mel noonu nag. dafay xam nga pétrole moom dafay doy waar dafay. liquide boo xam ne nii dafa gaaw a tàkk. voilà dara waaye ñeent rek bu rombee day daal di tàkk. très bien moo tax nag ñu war cee def ndànk aussi. ñu war cee def nag ku ciy wax it nga wax ci jàmm. waaw surtout loolu dafa am solo. surtout mais gouvernement bi ak taxawal gi duñ ci gaaw a génn parce que moo intéressé Sénégalais foog naa ni ñëpp a ngi xaar. yow foog nga sax ni xaar bi demee na noonu Sénégalais yi est-ce que ba tey xër gi cofeel gi woon ci wàllu formation gouvernement fooguloo ni ba tey yëf yi daal mu ngi leen di xaw a génne li ko sax ñu baal. ñi ci am intérêt ñu ngi xaar. xam naa ni Sénégalais lambda bi nga xam ni moom li mu tal mooy lu muy añe tey wala lu muy reer tey yoonam new ci. mais ñi nga xam ne ñi ngi xaar ay poste ñi ngi xaar. ñi nga xam ne ñi ngi bëgg ñu nommer kii pour mu nommer leen ñi ngi xaar maanaam ñi ci am intérêt homme d'affaires yi nga xam ni ministre bi lañ tàmm diilal ñi ngi xaar maanaam microcosme bi. ak médias yi aussi. c'est normal waaw maanaam ñi nga xam ne ñooy Sénégal bi nekk ci kaw. évidemment ñi ngi xaar ndax ñoom ñëpp ñu ci bari dañoo am intérêt ci liy xew. waaw gouvernement d'ouverture wala ci ñoomi neen seen biir ak seen i alliés. waaw man de je pense que nag teel na. fi ñu toll nii pour ouverture am waaw.
mais nag gouvernement Benno Bokk Yaakaar daal man daa jàpp ni mooy am. dinañ mën a boole ñaar yi ni nga ko waxee sóoraale xeex bay ñëwi ak it liggéey ngir Sénégal parce que campagne bi bari na lool. waaw liggéey bi du yomb. liggéey bi fii ak élection yi du yomb. bu ñu naxante. waaw gis nga boo gisee ñu bari ni sax juróomi at dafa gàtt pour liggéey ci réew yu mel ni Afrique xam nga lu tax. parce que at mu njëkk bi contentieux électoral la maanaam élection bi passé moom ngay toppatoo la fa xew. at mu mujj mi it aj mooy préparer élection bii di ñëw la moo tax ñu bari jàpp ni boo bëggee li ñu liggéey juróomi at. da nga leen di fal juróom-ñaari at. bu ñu naxante gouvernement bii di ñëw bu toogeet bu dee liggéey li ko gën a soxal. mooy ni ñuy def ba falaat Macky Sall. waaw bu ñu naxante. man sama curiosité daal kumpa gi ba tey ci wàllu bëgg naa xam diggante Macky Sall Moustapha Niasse. jamono yi bu fekkee bien évidemment ni nga ko déroulé ba fii noonee la demee diggante bi. waaw non diggante bi ce qui est sûr man li ma jàng seeni relation depuis le début. comme li nga wax mooy Macky Moustapha Niasse sax dem na ba éclater loo partem par loyauté. loolu am na. boo gisee ni digganteem ak Malick Gakou yëpp demee dem ba ni partem candidat mooy Macky Sall. loolu moom vraiment je crois que joxe na ay gages de loyauté ça c'est vrai. Macky Sall aussi je veux dire je pense que li mu warloo ak Moustapha Niasse def na ko. mu ngi jàpp boobu parce que non seulement benn année la woon nga ñëw changer affaire bi léegi changer règlement intérieur bi fal ko 5 ans. et bu ñu ko nee nii dina def 7 ans au perchoir je veux dire je crois que aussi moom aussi li mu waroon nag moom def na ko. il faut dire la vérité. très bien maintenant nag bu sañoon soppeeku mais alliance politique moo demee noonu xam nga. alliance politique négociation la rek. rapport de force interne la. yaa ngi dégg ni mu amee fii la amee ci yeneen alliance. gis nga France bi ñu kiiyee ba pare gis nga Bayrou li mu exiger am ko ci ay député. am ko ci ay ministre d'état ci gouvernement noonu rek lay demee fépp nag benn la. des fois ngeen négocier d'accord des fois ngeen négocier bañ a d'accord rapport de force am. président day mesurer le pour et le contre xalaat ni kii est-ce que bu demee ci rupture moo gën wala est-ce que bu nangoo moo gën parce que ay arbitrage la. c'est-à-dire que bon jaru ko. xamal ma yooyu yëpp dafay am mais alliance politique boo gis nag. noonu lay doxee nag. muy fii muy feneen. dafay tekki di président il a pris acte jàppalu ko parewul pour nangul APR li ñuy wax. ndax APR ñoom nee nañu ñoom poste président assemblée nationale ñoo ko war a jël. waaw dëgg la. dëgg même président sax loolu la gëm. c'est que moom position bi mu nekk ak APR du benn parce que APR parti la. président li mu bëgg partem rek mënu ko jox parce que présidence suffrage universel. bu fekkoon ne waa APR rek ñoo koy bateel du dem deuxième tour. loolu mooy dëgg. donc il est obligé mu ubbi. donc am na yoo xam ne dina ko nangu léegi waaye bu faluwaatee du ko nangu. mais léegi il faut mu nangu ko xam parce que dafa bëgg a ubbi. parce que affaire bi yokk la du wàññi. donc APR aussi il faut ñu comprendre loolu mënta ñàkk. PDS nag wala c'est une vue de l'esprit am na ñu naan ay ñu ngi négocier ak waa PDS ci suuf. non PDS ak APR moom dinañ wax. du doon léegi. mais par force dinañ wax. dinañ wax waaw non mënta ñàkk. xam nga lu tax ñuy wax. Macky Sall présidence bi mu jëm nii dafa risqué pour moom élection présidentielle bi mu jëm nii élection bu risqué la pour moom xam nga lu tax parce que fii l'opinion est éclatée Sénégal dina dem ba nga xam ni dinañ toll foo xam ne nii kenn dootul mën a gañeti au premier tour foofu lañ jëm démocratie boo gis xam nga ay France ak yooyu kenn xalaatu fa gañe foofu lañ jëm foofu soreetuñ ko te moom xam na ni bu demee deuxième tour mën a ñàkk nguur gi donc ku mu mën a waxal ku mu mën a déggool ku mu mën a composer pour jaar au premier tour dina ko def xanaa kay mu wax waa PDS bañ mais moom ci boppam dina wax ak PDS loolu mënta ñàkk waxuma la sax PDS ku dul PDS sax Macky Sall dina wax ak moom xam nga lu tax parce que élection présidentielle élection bu mën addition la du soustraction tu comprends ku nekkoon place tamit lépp loo mën a gratter lépp loo mën a jël di nga ko jël. nan ngay doxal c'est aussi simple que ça. maintenant nag waxtaanam ak retrouvailles ak gisantewaat ak PDS. dafa am ay écueils maanaam dafa am ay xaaxaar ay dëgg yu nekk ci diggante bi. yoo xam ni des fois nag yooyu laa jàpp ni dindi ko du yomb. julli gii de yónnee na ziaram Abdoulaye Wade. waaw ba ñenn ñi sax xëy na ni ab signal la. loolu signe la. signe bu mag la. signe bu mag la et puis am na leneen man lu ma impressionné. mooy bi élection yi passé ba léegi Abdoulaye Wade daf ni tekk
man loolu en tant qu'analyste politique dafa am nu ma koy liiree. waaw parce que mënoon na def contentieux électoral Abdoulaye Wade. am na lu dal xelam. mënoon na cee xëpp suuf. am na lu may waxante dëgg gisoon ni ba yëf yëpp commencé ba yëf yi jeexee ba rek def ni pat. loolu dafa am nu ma koy liiree. loolu mooy maa ngi toog di déglu di xool. man pour man invite au dialogue la noonu laa ko jànge man mën naa juum nag. waaye man noonu laa ko jàngat. très bien waaw. gouvernement bi parce que élection yu passé yi ñu gis nii ak élection yi ni mu bone ak problème yi ci am yëpp. affaire yi jeex rek am naa di tekk man loolu lu ma jaaxal. lan nga doon xaar mu def ko. non parce que nag voie de recours yi. waaw mais bu doon Abdoulaye Wade di ñu xam da koy incidenté. Abdoulaye Wade lu gën a tuuti nii lu dara amul sax dafay créer incident. wax ma loo xam ne am na ay éléments yu mën a teg ci table yi pour incidenté mais defu ko. waaw dafay tekki ni am na ñuy dox ci diggante bi. non loolu chaque jour mu am. waaw chaque jour ñuy dox diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall bis bu ne mu am. chaque jour am na ay hommes d'affaires yu ciy dox am na ay hommes politiques yu ciy dox am na ay hommes religieux ñu ciy def c'est-à-dire que ñoom bis bu ne nit wax ak Macky Sall wax ak Abdoulaye Wade loolu bis bu ne mu am. li amagul kay peut-être mooy cadre formel boo xam ne ñoom ñaar dinañ toog discuter teg seeni deal am na ju juboo. waaw mais li ciy dox moom du jeex. prochain gouvernement bi yan surprise lañ ko mën a xaar est-ce que mën nañ imaginer am ku lànk am ku ne non du ma dem assemblée wala kuñ jañax ni ko foofu fa nga jëm. loolu mënu cee ñàkk. parce que ñëpp mënuñu dugg ci gouvernement bi. non loolu mënu cee ñàkk. dina am ñoo xam ne dañ doon xaar poste ministre duñu kii mais am na données yoo xam ne aussi foo ñu bari nañ génn moom. waaw. am na ko ma ni lu mat fukki nit ak ñaar. mat 12 ministres dinañ génn ci gouvernement bi. 12 waaw am na ku ma ni mat 11 ministres dinañ génn ci gouvernement donc dina am ñu bees ñu bari ñuy ñëw. am na ñu wax safaan pourtant ne non fas wi gañe la dañ koy banoon. non ñu bari nañ génn. ñu bari nañ génn loolu de laa jàpp. mbaa samay source nag mën nañu ma nax. waaye jàpp naa ne daal am na ñu bari nañ génn. fan yi neen gi amoon le vide la nu ko nit mën a tuddee wane ni président ci réew mi waxuma Macky Sall mais institution bi ci boppam bari na doole lool nag wax dëgg yàlla. yàlla na ko jàmm di dal. waaw moom rek moo fi yàlla na ko wérum xel di dal. waaw moom rek moo fi nekkoon. man de dama wax ni sax fan yi bu fekkoon ni am na. réew mu ñu attaqué guerre moom problème dina am. ndax amuñu assemblée nationale pour voter déclaration de guerre. tu vois donc mais yàlla dina ci def sutura li ci des bareetul quoi. tey wala suba. waaw week-end bi moom xëy na wala altine prochain jour bi la ñu wax dans les prochains jours xam nga loolu pluriel moom à partir de ñaar la jëm ci kaw. assemblée nationale Cheikh Yérim Seck. yaa ngi koy junj boobaak léegi la 14 lañ koy sanc mais ci ni ngay waxee ni également wane na ni daal séparation des pouvoirs moom ba tey jàmbat gaa ngi fi de des na de. non séparation des pouvoirs moom te dëgg-dëgg moo su fee am te amagu fi. waaw parce que bu fekkee ni président de la république moo jiite parti bi nga xam ne yow Assane Gueye moo la tabb. jour bi ñu lay tabb président moo yor listam toog moom cote rek dong kese ci bureau bind listam teg la yow fi ko neex. nga dem gagné. mais Assane. ngay jàpp ne président moo la fa teg nañu waxante dëgg. yaa ngi dégg amul benn délibéré amul primaire xam nga bu ñu bëggoon yëf yi jaar ci yoon député bi am indépendance xam nga fan lay commencé. depuis ci base bi. ñu nii par exemple. Mbadakhoune. Assane ngay taxaw ni man candidat la pour sama parti. man Cheikh Yérim Seck ma tam samay ndënd. ñu def primaire. askan wi tànn ni ñun Assane Gueye mii mooy suñu candidat. ñu jël ko def ko ci liste bi. kooku Assane Gueye bu génnee day xam ni moom askan ñoo ko fi tab. askan la fay toogal. voilà mais bu fekkee ni président de la République mooy toog ci bureau moom cote kese. rek donc bind listam. teg la fi ko neex. bu la fa teglu woon kenn du la élire. ñu fal la da ngay jàpp ni député nga. oui loolu rek la. malgré tout ça ñu naan ay démocratie bu mag. waaw mu am leneen nag loo xam ne Assane aussi dañ ko war a corriger sama gis-gis. mooy faaw aussi député yi bu ñu bëggee ñu am indépendance faaw ñu dimbali leen. ni leen di dimbalee mooy lan démocratie dafa am lu muy jar. il faut ñu am li ñuy woowee assistant parlementaire loolu mooy lan. sama tante ji nga xam ne par exemple ma nga Mbaba garage. ñu ne ma ko député. yàlla def musta toog ci baawu école. boo ko joxoon tey budget mën na koo lire. xamul ñan koppar lañ war a dugal ci njàng mi wala ci santé bi wala ci kii mu jóge Mbaba garage am ay dispensaires yu fa manqué ak yooyu. te buñ ko joxee document bi mënu koo lire. dañ koo war a nguur gi daf ko war a jëral koo xam ne nii. jàng na mbirum yoon mbirum droit xelam màcc na ci. mu faram-fàcceel ko ba mu comprendre ko. bu ko comprendre bu demee
mën na ni écoute xaalis bi au lieu que ñu koy def ci pecc mi wala dara def ko ci hôpital Mbaba Garage moo ma gënal. ñu xam ne au moins def proposition yoo xam dina tax ñu amender budget bi maanaam ñu soppi ko mu mën a donc député yi. faaw ñu dimbali leen parce que bu ñu amul assistant parlementaire. aussi bon di voté loo xam ne xamoo ci dara. comprendre ci dara. indépendance du mën a am. mënta ne. waaw loolu rek. maintenant assistant day dolli rek de waaye indépendance moom ak taxawaay gi moom. day fekk mu ne ci yow ci biir ba noppi. waaw loolu dëgg waaw ñu ne woon ci temps ci biir Afrique du Sud yor seen xeex di xeex ba ni yiwi leen. ñooñu du woon dañoo am assistant. waaw loolu dëgg waaw je pense mbir mi ci nit ki la d'abord. waaw ci d'accord naa ak yow. mentalité la. mentalité waaye buñ la dimbalee ba nga xam li ngay voté aussi. dina tax même bu fekkee ni sax yow. bañoo voté sax mën ngaa def proposition yoo xam ne mën nga indi xel yoo xam ni gouvernement bi dana tenir compte ba soppi yëf yi par yëf yi gën a baax ci ñi la fal. assemblée nationale moom am na devoir jubalewaat assemblée bi ak penc mi nga xam ne ñoom lañ fa toogal parce que législature bi génn am na ñu ne mën ñu am ñu ne mën nañu donc vraiment à tort à raison mais li wér daal mooy juboo amul. bayre boobee amuñu ko ak penc mi lu koy jubalewaat ak penc mi war na ca gën a taxaw. 13e législature bi. waaw loolu d'accord naa ci. ndax yaakaar nga ko naka lañ day taxawee. non déedéet parce que loolu tant que assemblée taxawul ci benn point précis. boo xam ne dafa soxal réew mi. gouvernement bi wax lii assemblée ñëw ne ko lii méngoowul ak intérêt réew mi lii la ñu war a def tant que loolu amul. askan wi duñ gis seen bopp ci assemblée. lu ñu jàpp rek mooy assemblée ay nit lañ ñoo xam ne dañ leen di fal. ñu am seeni privilège di dem ak di yéege wàcc mais jaruñu leen dara te loolu moo am Assane aussi. parce que boo xoolee même loi yi ñuy voté dafa am ñaari xeetu loi. pour voter loi dafa am ñaari fu loi di jógee dafa am lu ñuy woowee projet de loi gouvernement moo koy préparé jox ko assemblée mu voté ko. am loo xam ni proposition de loi la maanaam assemblée ci boppam mooy jël benn loi defar ko indi ko voté ko. mais boo xoolee Sénégal loi yi ñuy voté daanaka amul proposition de loi. assemblée defu ci lenn. ñoom dañuy toog rek gouvernement bi loi bu ñu indi. ñu taxaw tàccu. voté ko mais loolu loo fiy jariñ. mais maintenant bu leen système bi tënkee yow sax système mën na la tënk. waaw texte yi ñu war a changer boobaak léegi. waaw bu ñu ci waxtaanee ba foog ne tey mu tane. waxoon nañ fi réforme des institutions. taxawal fi kilifa gu mag jiite ko sëñ Mactar Mbow. mais fi mu mujj gis nga ko kilifa yi daal xam nañ li ñu war a changer mais ku ci falu bëgg luy saxal sa nguur rek nga mel ni ku tànk xam lu la nga daa wax. loolu dëgg la loolu aussi dëgg la. léegi loolu lan lañ mën a xeexee nag contre ça. waaw parce que nguur mënuñ na ci réew rek gars yi di muusanteeg ñun. nguur a Afrique moo mel noonu. man gis naa xam naa ñu bari ñoo xam ne nii. bi ma leen xamee avant ñu nekk ci nguur gi ak biñ nekkee ci nguur gi dafa mel dañ leen a soppi. indi beneen nit xam nga loolu lan moo koy def. dafa am facteur yu bari tey par exemple am na ñu bari ñoo xamoon Macky Sall ñoo xam ne tey reconnaître ñu ko. il faut ñu xam ni. Macky Sall bi ñu xamoon ak Macky Sall bi du benn xam nga lu tax. ñetti mbir moo tax Assane. bu njëkk bi mooy nguur. moo tax développement baax ci réew. gis nga Afrique pauvreté bi maanaam ñàkk gi. ku nekk jàpp ni nguur rek moo la mën a teral. même boo nekkee homme d'affaires nga xam ne nekkul ci nguur da nga jàpp ni tant que juboo nguur gi doo am dara. bët yëpp foofu la judd. loolu moo tax boo nekkee nguur dañ lay teg sax place yu yàlla. alors que nit kese la. dëgg la loolu xam nga loolu déjà rek mën na dofloo nit. ñëpp di jóg wuti la. ñëpp di jóg di la jéem a kii parce que nit ñi gëm nañ yàlla mais wóoluñu yàlla. te dañu gëmul ni xam nga Macky Sall li muy nekk président. moomul li nekk ci kaw suuf si. yàllaa ko moom. mais nit ñi gëmuñu lool. xam nga nit ñi lan lañ gëm. que bu la Macky Sall joxul rek. doo am donc da ngay dem ba yow. nit nga rek nit kese nga donc kese. mais dañuy dem ba jàppee la kii yu yàlla. place yu yàlla. loolu moo tax suñu président yi di dof. benn. bi ci topp mooy ñi lay wër. ñoo lay dofloo. te ñoom loolu ñu lay wax yëpp pour seen intérêt kese la. c'est-à-dire bu fekkoon sax li ñuy wax pour intérêt la déedéet. dañ naan la moytul Assane Gueye. mu lay def nii dañuy dem bay fabriquer ay fiches service secret yoo xam ni. mais affaire yu grave da ngay dem ba dañ lay dofloo. bu dee moo la neex it ñu raay la rek. waaw mooy li ma la wax bu dee moo la neex. non du question moo la neex la mu gëm rek ca ndong la nga raay ko ba mu nelaw. non du noo la neex parce que aussi nit waroo ba nekk benn nopp. mais du la neex ba pare da war nga am ñeneen ñooy yabal. Assane du la neex de. du la neex de. mais nit ñi ñoo faux c'est-à-dire sénégalais moo faux. day gis koo xam day toog président wax ko li mu bëgg a dégg bu génnee wax leneen. mais en tant que président war nga mën a am yeneen moyen xam nga li jege yeneen moyen natt sam réew. que ñuy ñëw ca palais ba ndax on est 14 millions de sénégalais. war nga am ay pexe yoo xam ne di nga mën a nattee sa réew neneen. mais yeneen pexe yi Assane. même yeneen pexe yoo xam nga président renseignement rek nga am.
information maanaam ay services yoo xam ne dañuy dem di caytu di lay indil information. même loolu dañ koy falsifier. tey bu ñu ko bëggoon wax ni Assane Gueye mi c'est le diable. dañuy dem créer ay fiches yoo xam ne teguñu ko fenn. ñëw jox ko ci Assane Gueye nga xam ne dootul bëgg tey gis Assane Gueye parce que xam nañ ni Assane Gueye bu ñëwee ci palais bi wax ko dëgg rek. seen fen yi ñu fen yëpp day wadd. loolu mooy affaire bi. donc dañuy dem ba dañ lay wër. beneen bu mujj bi mooy et c'est très important mooy. da ngay dem ba ñi la wër yëpp da lay gëmloo ni yow rek yaa fi ne. c'est-à-dire lu la neex defal néew mi yow lañ àndal. yow lañ kii li nga def fekk li nga defoo fi lenn. loolu mooy problème bi. te suñu nguur yi aussi ñi jiite nguur yi en Afrique bëgguñu nit ko indépendant. c'est-à-dire boo dee nit koo xam ne da nga am xam-xam. da nga am xel wala da nga gëm sa bopp wala da nga am indépendant bëgguñu loolu. ñoom li ñu bëgg mooy li tubaab di wax benn wii maanaam ki lay wër di la raaj donc loolu mooy isolé. moo tax jël yi di bette. loolu la ñu ci bari dañuy daw. ñu rawale leen bitim réew. voilà ñu tiit. xaaral ma wax la benn affaire lu ma dund récemment gis nga Blaise Compaoré. ñaari semaine avant muy daanu. wax na lu garaaw lu doy waar. daf ni Burkina wax ji ñuy wax yëpp amu fi quoi. te bu verrez jour référendum bi gars yi nañ voté affaire bi plus de 70%. benn problème amu fi. parce que li lay gëm loolu au fait. c'est-à-dire ñi la wër nit ñay wax la. une mauvaise appréciation de la situation. beneen actualité yi Cheikh Yérim Seck mooy l'affaire Khalifa Sall. tey am na ñenn ci jigéen ñi maa ngi ko taxawu Sénégal ñu demoon ci Rebeuss di yëglu ndax ñoom jàpp nañ ne après 6 mois de détention jot na ñu lëtt ko mbaa ñu firi ko. dem nañ sax ba gis na mbir mi politique la du leneen. yow ban jàngat nga ci am yow. non sama jàngat mooy lu ñu mën a def ci Khalifa Sall war na gaaw. parce que nit aussi doo ko privé de liberté ay mois bàyyi ko fa. lu mu mënti doon il faut ñu activer dossier bi. beneen affaire bi ci am aussi mooy bu ñu waxtaanee ci yoon aussi ci droit dañoo waxante dëgg parce que Khalifa Sall accusation bi ñu ko def mooy détournement de deniers publics. jël alalu réew mi détournement maanaam bu ñu la accuser loolu Assane. ñaari affaire rek mën a am soit nga fay caution. nga jël maanaam liñ la tuumaal. nga jël xaalis bu toll noonu cautionné ko denc ko. nga xam ni buñ la àttee bu fekkee yaa ko jël ñu fayeeku. boo ko jëlul ñu delloo la ko. ñu bàyyi la nga libre boo ko deful nag. loi moo ni dañ la war a tëj. waaw loolu aussi il faut nit ñi xam ko. maintenant teewin wi doo dem julli jëfani ñi julli. waaw loolu ku la bëgg a seet si ñu ne du ñëw. dañuy tànn ñi war a ñëw. est-ce que c'est une question que je pose c'est-à-dire est-ce que mat na ko nag. waaw war nañ koo téye. mais niñ ko téyee vrai scandale la. scandale dëgg la xam nga lu tax. prison rek doy na. c'est-à-dire ñu privé de liberté maanaam nga toog fi nga toog mënoo yëngu mënoo bouger mënoo gis sa njaboot mënoo dem fet rek doy na. mais nit ki dafa am loo xam ne àq ak yelleefam la. dafa war a maanaam kenn warul a torturer ci prison. da nga war a gis say mbokk da nga war a am droit de visite da nga war a am droit correspondance comme ku mel ni moom nga xam ne day gérer maire bi dafa war a gis ay collaborateurs am loolu dafa am. ni ñu ko isolé moom c'est un vrai scandale. non c'est un vrai scandale. mais si c'est le cas. warees na ko xeex ca nag kenn du ci la ci de. ëllëg ñi toog fii foog ni ils sont en liberté. mun na leen dab ba dab sax ku may bañ a tudd muy le numéro 1 des Sénégalais. am réew dafa war a am droit. ci gàttal bu fekkee c'est le cas li ngay wax ni bu yeboo rek ku ne pare. mais dafa am cas boo xam ne pour man ku mu yeewul. dara du la yee. am na ay temps Karim Wade. ñëpp jàppoon nañ ni. dañ doon mel ne que c'est le ministre du ciel et de la terre maanaam mooy ministre bi yor asamaan seeg suuf si. tëdd na fii ñetti at. loolu ku mu yeewul. te bi muy tëdd 18 mois avant mooy nit ki ëppoon doole ci réew mi. loolu ku mu yeewul nguur moom xoolal yàlla rek ko moom. donc boo ko yoree di def xoolal bu baax li ngay def. parce que nag attention de loo gis dafa am retour de bâton. dafa am yoo xam ni kenn du ko def nit. yow tëj nga ko kaso doy na. lu tax nga ni dugg si njabootam. loolu c'est pas normal je suis désolé. autant mën nañ ni détournement de deniers publics la dañ koy tëj parce que loolu aussi loi la Assane. waaw parce que kenn du tëj Khalifa Sall alors que dañ ko accuser de deniers publics loolu aussi du dëgg nañu waxante dëgg. waaw mais boo ko accusé de deniers publics da nga koy jox ay droits ba pare nag boo ko tëjee aussi. nga activer procédure bi. parce que mënoo ko bàyyi prison rek dem di taxawaalu ji. loolu mënta nekk. nit ki boo ko tëjee da nga ko lëtt wala firi ko. da nga def instruction bi juger ko. boo ko attee. bu fekkee ni moo def nga tëj ko. bu deful nga bàyyi ko mu dem. très bien loolu moo fi nekk. beneen mbir ci wàllu yoon Kémi Séba bu nu génnee Sénégal démb moom activiste bi doon xeex ak lu mel ni franc CFA d'abord ci génne gi ensuite ci combat bi. waaw man damaa am gàcce. ci génne bi ñu ko génne.
parce que Kémi Séba béninois la bu juddoo France toog France di xeex pour dignité nit ku ñuul. lu ne mu daj ko France tëj nañ ko fa kaso def nañ ko fa lu ne. am na aspect combat boo xam ne d'accord ma ci loolu problème am la mais ku nekk xam nga Assane nit même c'était na benn professeur daf ni même si tu es dans la bêtise il faut être cohérent. même bu fekkee li muy wax du dëgg. cohérent na ci maanaam nitu engagement la. dafa am lu mu gëm. bi mu defee loolu mu jógee France ñëw dëkk ci Afrique bi mu ñëw Afrique mu tànn Sénégal parce que dafa jàpp ni Sénégal réewu démocratie la. réewu liberté la. réewu jàmm la mu ñëw dëkk fii mais lu tax nga koy expulser pour lan. lan moo tax. mais du réewu excès quand même ay taal ay xaalis ci mbedd mi. non taal defal naa. non c'est juste une non combat politique. bis bu ne nga gis nit. mon frère démocratie. moo demee noonu. mais nu mu tuddati le chanteur français là nu mu tuddati. le vieux là mais taal na. kii bi parce que da doon manifester contre impôts yi. te taal ay billets dama lay wax benn affaire dafa am lu ci loi wax. xanaa kii bi la rocker bi la. waaw Johnny Hallyday. non du kii la je sais pas. ndax moom it amoon na problème bu impôts yi. Serge Gainsbourg moo ñëw taal. Pascal bi. 100 francs français à l'époque. parce que nee na impôts yi nii la lay def dafay wane ni loo am daf ko lakk taal ba ci digg bi ma fay ko. daa ni loo am impôt bi lekk genn wàll gi. loolu dafa am lu mu bëggoon wax. ba pare taal benn billet du délit. taal billet yu bari mooy délit il faut nit ñi xam loolu aussi parce que loi la loolu. bu taaloon ñaari billet. foofu lay mais non d'ailleurs nguur gi ñoom bi ñu koy daal ci waxi menace à l'ordre public la ñu ba pare ba léegi loolu yëpp c'est la forme. mais nañ ñëw ci au fond. waa ji lan lay xeex. franc CFA. mais franc CFA c'est une catastrophe. mais attends je suis désolé mais franc CFA c'est une catastrophe pour le Sénégal. ban réew nga gis ci àdduna bi mu ni réew mu indépendant la. moom na boppam. ba pare xaalisam bi mu moom beneen réew di ko gérer ci banque centrale am. muy secrétaire et intérêt. dégg lu baax li ma wax parce que il faut Sénégalais yi xam ni France. franc CFA bi li tax ñu tenir ci mooy franc CFA mooy financer économie France. parce que suñu réserve de change Abdoulaye Wade laaj na ko fi ba tey ay années mu taxaw ni c'est pas normal. réserve de change suñu xaalis yëpp nekk France di ci liggéey mais ñun ñu soxla xaalis mënuñu ñu ko jox. mais xam nga loolu nan lay nuru Assane. man ak yow ñu nekk ay xarit. wala whatever mën nañ Sénégal ak France nañ mel lu leen neex. wala daal yow benn moment ma dominé la. benn moment ma ñëw noot la. tey suba ne la nooteel bi jeex na waaye nag loo am man maa koy téye. li nga amit man maa koy jël maa ci liggéey maa koy liggéeyal lu ci rot man maa koy jël. jox la lii mais alors que monnaie xaalis économistes yëpp tous les économistes sérieux man gisuma benn économiste bu sérieux en Afrique. bu ni franc CFA bi ni mu mel nii baax na xam nga lu tax. parce que monnaie c'est un instrument de politique économique. tey xaalisu CFA bi ni mu amee doole nii bu fekkoon ni ñun ñoo ko yor mën ko wàññi mën ko yokk. dafa am moment yoo xam bu ñu ko wàññee dafa am lu bari lu mu yokk suñu koom-koom. am moment yoo xam ne bu ñu ko yokkee dafa am lu bari lu mu yokk suñu koom mais loolu mënuñu ko. maintenant parité fixe lañ am ñun suñu monnaie mënuñu ci def dara c'est-à-dire xoolal bu ñuy defar suñu économie mën nañ laal fépp. mais mënuñu laal li gën a sensible suñu économie mooy suñu monnaie. très bien mais loolu attends góor gi. kooku que Kémi Séba wax ko. que Matar Ndiaye wax ko. que Fallou Dieng wax ko. que Arthur wax ko mais loolu mooy dëgg. mais léegi nag attends d'accord ci loolu. li mu taal xaalis bi dafa bëgg a wax ni d'accordul ci xaalis bi mais loolu mu d'accordul ci xaalis bi mais tous les observateurs africains sérieux kenn d'accordu ci. maintenant loolu d'accorduma ci man nii d'accorduma ci CFA. leer na sa position Cheikh Yérim mais wax ji benn la bi ci topp nag réalité yi mooy ci biir ci wàllu jëflante. diggante Afrique ak Europe boobu ngay wax France notamment boobaak léegi parce que aussi sëñ Cheikh bu fekkee da nga bëgg liberté économique da nga koy liggéey. 60 ans après les indépendances yow mënoo defar sax puso. nga bëgg a toog ne wéy dama war a libre non wax ji feneen la. waaw mais Ablaye Wade am na lu mu defoon. France nit ñu naje woon. Ablaye dindi woon na ko. parce que dafa ñëw yaatal. indi naar yi indi asiatique indi truc wàññi doole bi France amoon ci ñun. loolu réussir nañ ko ba pare. moo doon yoon bi gën pour yow. waaw dañoo bien sûr. Macky Sall dafa def contraire. mais 50 ans ngi nii ñu nekk coopération ak France fan lañ dem.
wax ma fan lañ dem mais xanaa nit ki boo nekkee di coopérer ak moom pendant 56 ans di nga def bilan. di nga toog wax ni lan moo avancé wul. lan moo fan lañ dem. attends parce que yaa ngi. donc yow ànd nga ci ñu ne France président ak nguuram dañoo delloo buum ca boy ga. mais looloo am. c'est-à-dire que liberté bi nga xam ni Abdoulaye Wade joxoon nañu ko yëpp vis-à-vis de la France. mais Macky Sall yaakaar na ko. parce que dafa ñëw joxaat lépp France mais attends Assane dafa am loo xam ni. écoute-moi dafa naan yow est-ce que yow mën nga accepter. en tant que Sénégalais. dégg lu baax li ma la wax. autoroute bi nga xam ni moo jógee fii di jëm ñaajo. dégg lu baax li ma la wax grand. benn waaye bu tudd Gérard Sénac di ko gérer tubaab. ñu def ci xaalis bu dul jeex ci xaalisu Sénégal. waa ji quand même di ñu ko luyee pendant 29 ans xaw ma 30 ans. ba pare am ay doomu Sénégal yoo xam ne dañu am ay compagnie d'essence. Total kese cote rek dong. moo am station ci autoroute bi. et c'est quoi ça. lu tax loolu. pourquoi EDK nekkul ci autoroute bi. pourquoi Touba Oil nekkul ci autoroute bi. non attends faut arrêter. mais ba nga leen nangulee marché bi que yow nga nangu la ca topp. non il faut être logique avec toi. non je ne sais pas non bu fekkee négocier ak nit ki yow yaa ko jox parce que Cheikh Yérim contrat day am ay clause ci biir. Assane xam nga lan laa mënul d'accord yow kay yaa ko joxe ba nga joxee daal. xam nga lan laa mënul d'accord bul xam lu la cay fekk. non non wala boog joxe nuy nga xoolaat ko. déedéet li ma mënul d'accord xam nga mooy lan. ñu jël ñun suñuy kopparu réew. xaalis boo ko xam ne kenn xamul ni mu toll tabax ko suñu autoroute ba pare. jox ko keneen mu koy gérer du ñu ko loué ba pare. dafa la wax ci joxin wi. non li gën a garaaw. waaw d'accord naa. waaw mais n'empêche que joxin wi il faut ñu discuter ko. li gën a garaaw. waa di la jaay. autoroute boobu ci tarif boo xam ne mooy tarif bi gën a cher ci àdduna bi. amul fenn moom. waaw tronçon bi ku jóge bitim réew ñëw sax loolu gën a cher njëkk a yëm ci àdduna bi. amul benn tronçon de 50 kilomètres buy jar lii ci àdduna amul. non seulement mu la koy jaay. ba pare di la wax ni moom tubaab la. mais Sénégalais non dafa nang rek sëñ bi. Assane li ma lay wax di dafa chaque jour su ma jaaree ci autoroute bi sama xol day jeex na ma lay wax rek. dem jëli Total. teg ko ci kaw autoroute bi. EDK nekk fi yeneen station non mais attends mais il faut arrêter ces conneries là je dis ou on est indépendant ou on ne l'est pas. je suis désolé. mais man xoolal j'ai rien contre la France man France laa jàngi. lu bari peut-être lu ma jàng falaa ko jànge lu bari lu ma xam falaa ko xame tu comprends samay njaboot ñu ngi fa tu comprends awma dara contre la France mais dama ni la dafa am benn moment boo xam ni il faut ñu gérer nos intérêts stratégiques man franc CFA écoute-moi bien muy Kémi Séba muy ku mënti doon c'est pas le problème le vrai débat xam nga mooy lan il faut qu'on pose la problématique du franc CFA dans nos pays là est-ce que ñun dañuy nangu 57 ans après l'indépendance suñu xaalis maanaam parce que xaalis mooy li gën a précieux. je suis désolé benn paa bu nekk mbar nee na ma xaalis a ëpp solo ci àdduna. non nañu waxante dëgg. suñu xaalis ñu jël ko. loger ko Banque de France yow nga ni attends. waaw seen soggoor gi loolu il faut ñu xool ko. léegi bu ñu dellu il faut ñu débattre sëñ Cheikh dama doon junj ci wàllu logique xam nga ñun tamit Sénégal parce que bu ñuy jàngat dañuy jàngatandoo rek mbir mi ci penc mi. waaw dañuy naan saay ci bërigo tiir ba pare ne waruñoo takk tiir. waaw c'est-à-dire bu ñu jëlee autant de pouvoir jox ko un président de la République. waaw te ñu am assemblée nationale am une magistrature qui est là une justice. mais bu fekkee yow jéemuloo réew mi taxawee ñaar ba ñett ba ñeenti tànk lu may taxawee benn tànk saa yu tànk boobu bu laagoo nga la fañ. loolu am. non loolu kenn mënut ci dara. donc au départ. nañu xeex ba defaraat texte yi ci réew mi. renforcer mais tous les pouvoirs yi nga mën a dégg. ak xeetu pouvoir bu ko defee pétrole bi wala CFA duñ ko tiite waxtaanee ci mbedd yi. assemblée leen a yóbbu débat bi. dëgg la voilà. ba pare opinion publique dafa war a am. mais débat bu toll fii. mais le minimum la ñuy xaar mooy. qu'on ouvre un débat dans ce pays là. xam nga ñëpp ñëw wax seen xalaat. mais parce que nag loo xam ni souveraineté nit ñi la. parce que. c'est monnaie moom. c'est le premier xoolal état bi ñu koy def sax dañ ni premier symbole lu état mooy battre monnaie mooy prélever l'impôt. loolu mooy état. yaay defar xaalis bi yaay jël l'impôt ci nit ñi. kon amaguñu état xanaa. non dama lay expliquer rek. dafa donc toppee sa logique encore logique pour logique. waaw bu ñu demee ba ñun suñu xaalis. kon des na état ba pare li ci gën a garaaw. mooy ki lay defaral xaalis. heure bu bëggee yàq sa économie yàq ko. ki lay defaral xaalis. mais tey il suffisait France. jël ay milliards de billets dugal ko Sénégal rek inflation am réew mi yàqu. mais ki lay defalal xaalis heure bu bëggee yàq te réew yàq ko. oui maintenant il faut poser débat yi dina poser wu mais xanaa kay cat li mooy dañ ko dul poser fa mu war a poser wu loo. mais xam nga tey jii yàlla bindul xanaa kuy reyee.
nga taxaw ne kenn du fi waxtaane CFA ci réew mi amul. fii ba gannaaw ëllëg. les gens parleront. maintenant fexe ba ñu ciy wax de façon intelligente. canaliser tous ces débats waxtaane ko fi ñu ko war a waxtaane foofu la ñuy nawee ay leaders. waaw mais pare li nga wax nii. xam nga ñu ngi doon wax ci assemblée nationale. mais lii mooy rôle assemblée. oui. taxaw woo ministre de l'économie et des finances woo le premier ministre na leen écouter question écrite. question orale. léegi on va poser le débat sur loolu mooy doolu assemblée. léegi bala 14. ay sabar da nga fay gis na leen écouter bala 14 ñun dañu bëgg ñu waxtaane CFA. bu 14 nga mere sa bopp gis nga réew mi ñun on se trompe d'actualité et de vraiment de xam nga li ma wax parce que mënoo ñëw ñu ne la 14 dañuy installer assemblée nationale am ñoo xam ni seen kër dañ fa def yandu balaa ñuy départ. Cheikh Yérim Seck mooy sunu gan ak yoon wi ñu am mbégte lool Cheikh Yérim fukki minutes moo ñu dese daanaka wala lu ko yées ñu daal di wax ci li nga xamante ni mooy ba tey mbiram France ak statut fédéral bu kooku pour da nga naan du débat vraiment waaw fii ñu toll quand même waru fi ne naan ay statut beeg gars yi parfois dañuy dugal ay débat yoo xam ni man daf ñuy sax xaw a tardel daf ñuy xaw a tardel parlons économie et santé ak yeneen n'est-ce pas ci wàllu presse bi parce que ci nga bokk sa njaboot la souvent dañuy ku ne ak ni koy gisee presse bi am na solo lool ci réew mi wax dëgg yàlla kooku moom aussi nanu moytu ñenn ñi dugal ci xelu sénégalais yi ne journaliste ak presse amuñu njëriñ ñoo yàq réew mi non da caa am lu yàq kooku moom c'est sûr bis bu ngeen xëyee bis ñu ne rajo waxu fii journal bindul daañu leen gën a noot donc il faut que presse di am il faut que presse di jébbaane la preuve sànq bi ñu waxee ndox ma ci Cité Lamine Thiès ndox ma del si na indi nañ ay camion ba pare ne ca defar ga donc ak yëgoo la ca presse mooy dimbali ay njiit ñu mun a xam lu xew seen réew mais loolu ci yàqu loolu ci ñuul nees mën a def ba sempi ko Cheikh Yérim waaw niñ ko mën a def ba sempi ko mooy d'abord il faut ñu préciser que ni li bon mooy ñëpp a yam loolu amul bu ñëpp yamoon am ñu gedd seen cër waaw presse bi am na ñuy defar bu baax comme am na ñuy yàq Assane mais nag presse aussi problème mooy yàqu-yàqu presse moo garaaw gis nga ñëpp médecin juum xoolal métier yëpp mën nañoo juum waaye médecin bu juumee rek musiba am presse noonu la mel gis nga Côte d'Ivoire gi presse moo ko taal Rwanda presse moo ko taal donc presse aussi warul juum li ñu war a def mooy xoolaat métier bi Assane métier journaliste métier bu noble la métier bu prestigieux la gis nga boo demee ci démocratie yu mag yi journaliste dañu bokk ci ñu gën a respecté ci dignitaires yi gën a am solo lu xew ci réew yi opinion bi nit ñi ñoom la ñuy njëkk a déglu d'abord xool lan mooy seen analyse lan mooy seen gis-gis waaye nag uude aussi comme ni ñuy wax rek nun la gisee rek la lay ëwale dëgg la ñun journaliste aussi war nañoo def effort bi ñu war a def mooy lan mooy gëm suñu bopp xam métier bi ñuy def mooy lan mooy am objectivité mooy lan mooy li ngay def nga sédd ci yàlla te li ngay def nga bañ cee leble bañ ci fay bor c'est très important Assane ça li nga gëm ni lii moo nga mooy sa intérêt réew nga jaar ci digg bi xam ni sa dund wala li ngay am wala li ngay ñàkk yàlla moo koy def kenn def ko c'est important Assane effort d'objectif il faut ñu def ko beneen bi ci topp mooy formation métier bi faaw ñu encadrer ko fii da ngay gis ko jaay caaf ba mu neex ko sax mu jaay journal ba ci yàgg mu ni journaliste la il faut ñu encadrer métier bi ni ñu encadrer métier bi mooy lan képp ku ci bëgg a dugg ñu former la ku amul diplôme doo ci dugg deuxièmement ñu encadrer ko par une carte de presse comme ni amee ci réew yëpp nouveau code bi xëy na voilà mais bu fekkee ni ku jóg ni journaliste la ku jóg wax lu la neex ku jóg bind lu la neex ku jóg def lu la neex mais da ngay dem ba lépp day jaxasoo. très bien yaa ngi ñuy liggéey bu baax sax dootul feeñati. wax nga objectivité liberté. waaye loo ci mënti dégg Cheikh Yérim. ni këru presse di sancoo Sénégal également ku wax li wax la ca des. réew moo xam ni ku am sa xaalis ubbi sa maison de presse. ku politique ubbi sa maison de presse. ku far fenn fi ubbi sa maison de presse. mais saa yi souvent da ngay bëgg a xooloo nit ñi fa la neex. waaw moo tax secteur bi loolu lépp ñàkk encadrement bi la. bu ñu encadré woon secteur bi loolu du am Assane. dëgg la ku jaay caaf ba mu neex la sax nga ubbi journal. mais loolu mooy problème bu fekkoon ni dañu am réglementation boo xam ni dafa am critères yu wóor yu ñu teg ku ko respecté am journal ku ko respecté wul amoo journal kon loolu yëpp du am. donc daal métier bi dañ ko war a encadrer. dama xool ñi fi am fréquence rajo télévision fan la ñu far ba pare ak na ñuy joxe attribution de ces fréquences. nga xam ni réew mi ni ñuy waxee ak la ñuy doxalee. c'est diamétralement loolu am na c'est-à-dire gis nga souvent on parle de hypocrisie sociale nit ñi li ñuy wax ak la ñuy doxalee day wuute lool. waaw man mii di wax ak yow. toog naa ak njiitu réew ci réew mi du ma wax kan la. da ko président ma ne ko man len rek laa bëgg télé rek laa bëgg xam lan la ma wax. du ma la jox dara yow. man na ko ndax lan mu ma parce que tu es incontrôlable. pendant ce temps mi ngi jox ñoo xam ni. amuñu benn rapport ak presse.
est-ce que da nga baax li ma la bëgg a wax. loolu mooy réew mi quoi c'est-à-dire bu fekkee ni da nga bëgg a liggéey. du ma wax nag ban président la. il faut mu leer. yaay jaru ko. bu fekkee da nga bëgg a liggéey. xam métier bi bëgg ci liggéey. buñ la mënul contrôler duñ la jox. keneen kuy jaay caaf nag ñëw na ko moom président da nga may jox ma jàppale la extra ñu jox la. mais aussi loolu tant que yaa ngi def noonu doo régler secteur bi. maintenant xam nga intelligence foofu la amee njariñ yow bu fekkee da nga di njiit bu yeewuwul. saa boo contrôlé wul sa presse ak sa yeneen i corps de métier ci sa réew. mais di nga dem ba loo liggéey ci lu baax mu nax saay. dëgg la parce que li ko yàq xam nga ko. dëgg la une mauvaise presse. non seulement naax saay. mais di nga dem ba ñu warul nekk ci métier bi nekk ci. di créer tension boo xam ne c'est une tension artificielle ci réew xoolal par exemple tey boo xoolee réseaux sociaux li ciy xew. dañu franchir cap boo xam ne nii c'est un cap très dangereux dama lay wax pourquoi. Sénégal wax ji li mu bari yëpp kenn daawul saaga kenn. mais xoolal léegi saaga c'est tellement banal. te gis nga saaga fu mu am rek rayante mën na fa am. parce que saaga moo garaaw. da ngay gis koo xam ne day ubbi réseaux sociaux yi. toog jàpp président de la république saaga ko du matin au soir mais attends loolu c'est une escalade très dangereuse Assane nañu waxante dëgg donc climat boobu ñuy créer ambiance boobu ñuy créer loolu moo garaaw alors que bu ñu tegoon affaire ci yoon foofu yëpp mën nañ fa bañ a àgg. waaw ñoom duñ ubbi sax ba kenn di fa saaga. voilà loolu moo am solo. maintenant dóoree amul aussi. réew moo xam ne amul yar. loolu aussi c'est. non dóor yi am na dafa am ñuy dóor ak ñu dul dóor. booboo gën a yéese. waaw loolu gën a waaw non man su ma waxee yar kay